kon asalaamaaleykum sunu mbokku journalistes yi ñu ngi rafetlu seen présence ci point de presse bi ñuy def nii rek donc ARCOS national war ko def xam nga daf fekk ne bu fa fekkee dafa am lu ñu dénk xaalis bu bawoo ci Covid 19 bi soo ci liggéey ba noppi. da nga war a woo ñi nga xamante ne ñii ñoo seqoon liggéey bi ñëpp nekk ci région yi yëpp ñen lay bi ñu liggéey ba pare def répartition bi dépenses ak frais yi nii la demee ak peut-être xëy na lu ñu waroon a améliorer parce que peut-être mënu ci ñàkk ñu waxtaan ci sunu biir ba juboo bu ñu paree ci loolu mooy en fait point d'évaluation moo la ñuy wax évaluation def nañ ko waxtaan nañ suñu biir document yi yëpp mi ngi nii ci loxoy trésorier national ARCOS mooy le président Leyti Fall lépp a leer lépp moo leer parce que yaakaar naa ne du ma ne bare na kuréel am na kuréel yu ko def de mais évaluer devant la presse je pense que bu amee kuréel yu ko def itam bariwut parce que ñun ci lu leer dong la ñuy dox waaye nag nit ñi dañuy bokkul gis-gis et ñàkk bokk gis-gis boobu li koy waral mooy ñàkk xam te doo laajte ñàkk xam te doo laajte léeg-léeg mooy dugal nit ci goutte goo xamante ni pour nga génn ci day nekk problème waaw ba tax na président yëpp manqué nañu gannaaw convention boobu nga xamante ni bindoon nañu ko ñëpp tënku ci ni ARCOS lii muy doxal yëpp ñun ñëpp ñoo ci ànd président yaa ngi ni toog ak waa comité directeur ñëpp amul benn ARCOS bu yëkkati baat ne ARCOS national la mu doxal du loolu amul comité directeur ngi ni président yaa ngi ni ñii mënul ñëw dañoo excusé wu parce que dañu nekk ci xat-xat ñenn ñi am yenn tawat yi moo tax ñu excuser leen moo tax mbir da nga koy leeral ñoom ñëpp tënku nañu ni ci nii ñi defee partage bi ak seeni membres ñëpp ci d'accord mu leer ndañ nag sauf peut-être xam naa sax bon pour man loolu détail la parce que wax naa ko du benn yoon du ñaar yoon loolu ñàkk xam la ak ñàkk peut-être voilà je pense que kenn xamul lu mu koy tuddee moo tax kuñ pour ñu loolu ay détail la parce que détail bi mooy ngay wax nit ki ne temps lañ leen joxoon ci temps boobu nangam ci xaalis ngeen ci dépensé añi li ci des xam nga tooñ yooyu suul loolu te kër yëpp ngi ni tege xam nga lu yóbbu nit kaso dafa yóbbu ci tuumaal nit te la ñuy wax yëpp yàlla xam ne def nañu démenti dans la presse hier am ay kilifa ne leen juum ngeen de yan xale yi juum ngeen de waaye nag ñii de xanaa ñu jéggale rek waaye bu ñu jéggaluwul dana metti ci yéen waaw mais comme ñun ay kilifa lañu nous sommes des leaders nous sommes des présidents ci suñu gox bëgguñu wàcc ci niveau yooyu la parce que du suñu cër ñun wàcc ci niveau yooyu du suñu cër kii mooy président
ARCOS bu Guédiawaye mooy Ibou Fall mi ngi nii mais la xale def àndu ci nii wax na guddi wax bëccëg àndu ci ma ne ko bàyyi leen lu am problème waaye tey bu ñu neexoon dana metti de te pareguñu ci waaw ci gàttal nag loolu rek laa amoon ci lu may wax pour mun a jox parole ki mooy secrétaire général national Gilles Dramé mooy vice-président national kële Leyti Fall wax na ko sànq moom mooy le trésorier général national kii ku ko xam-xam ne soxlawu alalu kenn ndeysaan ba ñuy wax naan xaalis bi dañ ko luubal fekk xaalis baa nga banque di nelaw kenn laalu ko mais wax naa ni lépp lu ci waay wax mi ngi fii kii ci wàllu association li mu ci xam kenn xamu ko ci waaw ñoom ñi yëpp kon nag dafa jaroon rek pour ñu indi leeral boobu la encore une fois peut-être c'est pas pour venir répondre à ces deux-là parce que xul trois non du tout duñ tontu ñooñu mu defoon kii mais dañu woon def évaluation technique rek mais du nekk du ñàkk nag ñu ñambas loolu ci biir ñu ñambas ko ci bon ba mu baax voilà on a tous les documents donc loolu la amoon rek ci ay kaddu yu néew doon leen ko baaxee di leen gërëm di leen sant. ayca kon ni ñu ko waxee rek tey comité directeur ARCOS national ñoo daje fii doon def évaluation ci fonds yi nga xamante ni ne mooy fonds Covid bi daje woon nañ nag ci Thiès fa lañ defee répartition yëpp Thiès lañ ko defee foofu dajale woon nañ fa 20 fukki président ak juróom-ñaar muy 27 présidents ARCOS du régionaux yi ak départemental donc daje nañ foofu def répartition yi waaye dafa jot nag benn jamono ñu ñëw def évaluation donc évaluation bi nag ci lañ nekkoon tey pour gën a indiwaat ay leeral ci suñu naataango yi nga xam ne ñu ngi toog ñoom it di taataan suñu fan lañ mujj kon def nañ ko ci dans les règles de l'art séddale bi jaarale nañ ko ci fi ñu ko war a jaarale donc defe naa ne ci Sénégal wërngal këpp fi ARCOS su daj yëpp defe naa ne bépp président ARCOS su jot na li mu war a jot ba séddale na ko njabootam ci jàmm donc kon ñun li ci des suñu diggante la ak ministère de la culture bi nga xam ne moom moo joxe woon xaalis bi pour ngir ñu mën koo joxe defe naa ne wax moom bu jotee rek day jot donc wax bu jotee rek day jot kon loolu moo ñu fi dajale woon loolu moo ñu fi indi woon dégg nañu nag ay rumeur fu nekk rumeur yi fenn rek la jóge benn côté la jóge ci Guédiawaye 2 membres yu organisé point de presse wax ne dañoo séddale 19 millions ci 60 millions loolu diffamation la nit sooy joxe information da ngay joxe information bu la leer ni président wax document yëpp mi ngi nii ci ñun document yëpp mi ngi ci suñu loxo ñoo defandoo répartition yi bépp président ARCOS bu ñu jox ci séddale yi def nga décharge cachet trésorier général ma nekk ci sa cachet sa signature yow it nekk ci donc kon defe naa ne loolu séddale bu leer la te defe naa ne dégguñu fenn ci Sénégal benn président ARCOS bu jël xaalis wala demaat wax leneen lu bokkul ak li ñu teg dafa am benn mémo bu ñu defoon ci Thiès président ARCOS yi fay ñëw yëpp signé mémo bi mu leer ci démarche ARCOS ci doxam ci transparence am donc transparence moo waral tey ñu def évaluation comité directeur bi am na président ARCOS su Kaffrine teew na ci Rufisque teew na ci mënuma citer ay kii président ARCOS su Kébémer mi ngi fi Louga mi ngi fi département et région président ARCOS su Thiès mi ngi fi président ARCOS su Saint-Louis def na procuration président ARCOS su Sédhiou def na procuration Diourbel def nañ procuration Kaffrine mi ngi fi waaw Lamp président ARCOS su Guédiawaye mi ngi fi donc ñooy comité directeur bi kon loolu defe naa ne transparence mën ta weesu loolu kon ñi nga xam ne ñoo yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñun di ñu wax ay xaalis bi defe naa ne
ku ne xam na ARCOT li mu def ci Covid bi laataa xaalisu Covid bi di génn tey boo demee ARCOT su Pikine séddale nañ ay ceeb avant xaalis bi di génn séddale nañ ay pañe ndogu joxe nañ ay suukaru koor xaalis boo demee ARCOT su Kaolack ah mi ngi fi président ARCOT su Kaolack def na lu mel noonu séddale na ay savon ay gel ah tey boo demee Thiès 7 tonnes de riz le président ARCOT su Thiès génne séddale ko avant xaalis bi di ñëw ak diwliñ Dakar la même chose ak ba ci yeneen région yi nga xamante ni ne dañ leen doon fàtte cité keroog Thiès yéen a ngi fàttaliku Mbacké la ñu def ci gouvernance wax na ko gouverneur wax na ko sensibilisation bi waroon Mbacké daf cee taxaw ARCOT su bu Mbacké daf cee taxaw def ci liggéey bu am solo ci département bi ak ñeneen ñu cité wul pour wax ne avant xaalis bii di ñëw ARCOT su dafa yëkkati ci gafakaam dimbale ay membre am loolu defe naa ne kon bu xaalis bii ñëwee jëmaat ci ñoom dañ leen koy jottali rek donc loolu tamit la ñu bëggoon fàttali ñëpp ne def nañ ko ci transparence bureau national nag bureau la dafa am nu muy doxee dafa am un comité directeur am bureau exécutif am bureau bu taxaw te dañ ko tegoon ci yoon teg ci yoon boobu nag duñu ko wàccuñu ko te duñu ko wàcc lépp loo xamante ni ne décision la du benn nit a koy jël du ñaari nit a koy jël du ñett bureau bi ñoo koy jël décision bu ñu fi jël tey le comité directeur moom moo ko jël ndax ñun lu ñu gàtt xam nañu nu mouvement associatif di doxee ndax ARCOT su li ko tënk mooy règlement intérieur ak statut ci la tënk association la bu digne mooy bu ma koy wax mooy ci Sénégal amul association bu gën a organiser ARCOT su amul association bu organisé la ba pare nag ay nit yu dal ñoo ci nekk ndax du ñu dégg wax rek di ko tontu à l'air libre man interpellé nañ ma ba tàyyi kaay nga tontu ci wax yi ñuy wax mais toujours damay wax ne du ma wax te bureau national wax loowu ma te kenn dàqumaa wax su ma bëggoon def point de presse ca saasi damay def point de presse ci saasi man kese mais bugguma wàcc yoon bugguma def point de presse bureau national taaj ma ne ma ku la wax loo te wax jotul donc loolu yëpp dafay firndeel ne ñun ñëpp ci yoon la ñuy tegu parce que dañoo xam texte association nan lay doxee nan la texte et règlement di doxee dañ koo xam te ci lañ tënku donc loolu tamit ñu ngi koy fàttali nit yi di wax ne xaalis bii fi jaar li tax mu ñëw fi kenn bëggul woon mu ñëw fi kenn bëggul woon xaalisu mbas ñëw fi ñun nag gàcce ngaalaama ñun ba ñu yëkkatee suñu alal def ko ci suñuy membre booba fond bi ñëwul kon ñun fond bi bu ñëwee duñu jaxaseeg suñu ay membre dem leen ngeen xool vidéo membre yi tey membre nga dem membre yu bari buñ jotee seen xaalis dañoo génn def ay vidéo wane ne jot nañ 30 000 francs par personne 30 000 francs lim ñu yàqal ci fond mars ba tey mars 16 mars lañ arrêté ay activité defuñu benn activité ba léegi loolu 30 000 francs fay na ko léegi nga am ci doomu 30 000 francs sa morom am ko ci nga bëgg a lekk sa bosu morom bàyyi loolu xam nga ne xamu leen ñu ci jubadi xamu leen ñu ci lu dul dëgg xamu leen ñu ci lu dul yoon li ma wax sànq nag association bi ci yoon lay dox bu ñuy def situation financière association bi duñ ko defal ñaari nit l'association entière lañ koy defal te fañ ko war a defee lañ koy defee muy assemblée bu jotee ñu def ko donc association bi dañu mature ci li ñuy def xam li ñuy def teg ko ci yoon ñi ngi remercier nag bureau bi parce que am na ay décision yu gënoon a xóot yu gaa yi jëloon waxtaan nañ ci ay kilifa tamit wooñu waxtaan ci ne lu ngeen mun a apaiser mbir yi ngeen apaiser ko ba lépp jàll ci jàmm donc kon yàlla na yàlla def jàmm ba coow fond bi ak mbas mi ko indi ñoom ñëpp ñu àndandoo bàyyee ñu suñu Sénégal gi nga xam ne kuy woote association bennoo moo la ci dugal bennoo association loolu mooy njëriñ association dañuy jëriñante membres yi dañuy jëriñante membres yi dañuy fonkante dañuy jàppante membres yi balaa ngaa wax di génn ci association di wax war ngaa càmbar li ngay wax seet ko ba xam texte et règlement may na ko ndax lee xale yi Géejawaay yi def yoon daf leen ko mayul su fekkee da nga nekk ci association balaa ngay génn kàddu def point de presse da nga war a bind écrit l'association les textes sont écrits da nga war a bind soo bindee bureau national ñu tontu la par écrit la nga bëggoon dina leer mais nga jël ci sa coobare bopp ne dama am manque d'information dem waxee nu mu la neexee def ay diffamation loolu tamit du ku nekk surtout nag ñu nekk ay artistes comédiens association bi ay comédiens la lënkale
kon comédien yooyu ñooy tabax réew mi ñooy wax lu baax ñooy def lu baax kon foofu lañ leen di xaar du association problème nañ ñu dimbale ngir yàlla image association bi mag ñi dañ koo tabax bàyyil ñu ko fi ñun dañ fiy jóge bàyyil ko ay ndaw kon image association bi ñëpp a ci am responsabilité dem na ba léeg-léeg da ngay dégg yoo xam ne ci ARCOS ñi xamul ñi comprendreul ñi bëgg a yàq ñi ci nekk ba pare def ko noonu dafa am ñu nekk ci biir ARCOS def ARCOS su ennemi te loolu rafetul association boo ci nekkee da ngay rafetal Pikine exemple lañ ci ARCOS national je parle sous le contrôle du Sénégal Pikine ARCOS su Pikine takk nañ fa ñaar fukki sëy ak ñett 24e bi samedi passé la 24e muy samedi passé la te ki ko takk doomu réalisateur bu mag cinéaste moo ko takk ñu am fa 24 mariages yu ñu fa takk am naa fa juróom-ñetti turandoo foofu famille la te moo am feneen am na lu raw lu am ci beneen ARCOS am raw lu raw loolu famille la kon buñ ñuy dégg ci lu rafet di ñu dégg ci lu baax ba fii defe naa xaalisu fond bi du ñu traversé tax ñuy wax lu dul ñuy def lu dul noonu wala di def ci naka su dul noonu kenn xamee wuñu loolu bi ARCOS sosoo ba tey ñu ngi wax naan ay xaalis bu fi mës a jaar na ma kenn wax ne ARCOS bi mu sosoo ba tey ban xaalis lañ fi séddale nañ ma ko wax ban xaalis lañ fi séddale bi ARCOS bureau bii 5 ans la def bureau bii nii 5 ans la 2015 la woon man biñ may def trésorier national fekkuma Sénégal France la ma fekk ñii nekk ay gor jël poste trésorier na ma yow lañ koy dénk ma nangu ko gis nga bu fekkee poste laajoo ko ñu dénk la ko ndax confiance ñooy gor kon man du ma goree di ci ñoom du ma goree di ci askanu Sénégal bay teg lu dul yoon wala di fekkee fu ñuy defee lu dul yoon donc wax bi buñ ko toppee dafay gën a xóot dañuy gën a topp tamit li nekk ci suñu mais baax na tamit léeg-léeg ñu leeral parce que ñu bari ñi ngi ñuy wax ne jot na ngeen def point ci affaire bi pour leeral kon merci ñi ngi gërëm vraiment président ARCOS yi jóge ci région yëpp ñëw ñu ngi leen di gërëm ci temps bi nga xam ne xat na ak tabaski bi fi mu toll dëkk bi xat ñu jóge région ba région bureau national convoqué leen ñoom ñëpp ñëw tey fanaanuñu war a ñibbi tey donc kon loolu tamit wane na seen taxawaay kon merci président ARCOS yi ñëw yëpp ñuy remercier président national di remercier ministère de la culture bi dimbale suñu fonds yi xeebuñu ko nag ndax li ma ne 30 000 francs yàqal nañu dëgg la wax dëgg yàlla ak artiste bu ci nekk mars ba tey la nga yàqule ci ay activité 30 000 francs fayu la ko waaw mais tamit xeebuñu ko parce que am na ñoo xam ne tey biñ ko jotee am na lu gàtt-gàtt lu mu leen fajal donc kon dañuy wax ne ñu ngi remercier aussi ministère de la culture direction des arts ci yombal bi ñu yombal mbir mi kon loolu lañ ci amoon lu ñuy wax jërë ngeen jëf